Félicite Diome di ko nakarlu. Thiendella Fall bi mu tàmbalee di organiser ay élections léegi mat na ci ren ñaar fukki at ak benn. élection bu ñëw ñu rafetlu ko. ci lu aajo parrainage bi moom sax mu leen di renvoyer ci article L176 bu code électoral bi. ki nekk ci bopp bi commissaire Sarr la di directeur des opérations électorales te commission boobu tamit code électoral bi ci boppam moo wax naka lay doxee ak délai bi muy doxee ak lan la mën a jël ak lu mu mënul jël. ay fan ngi nii ay kaddu yu dëgër lañu nemmeeku ci langum politique bi ministre Antoine Diome diwoo acteurs yi ñu ànd ak dal te di leen xamal ni rek institution yi dañu leen war a respecter. ba tey sorti Ousmane Sonko Léopold démb gis nañu société civile bi génne communiqué tey jëwoon bi ci boppam moom moo tontu. man li ma jàpp ne am na yenn accusation yoo xam ne ab kilifa bu koy def dafay fekk li ngay wax nga am ay preuve yu koy wuteel yoo xam ne dinañ ne kii li mu wax nii mais ne waa société civile ne ñoom ñëpp daanaka maanaam ñi ngi ci oddalu nguur gi moo di ne que nguur gee leen di toppatoo di leen defloo yenn yi mais soo xamee passé Sénégal nga xam ne depuis bu ñu commencé def élection wax dëgg fa yàlla nag société civile day jouer yenn saa yi un rôle boo xam ne prépondérant boo xam ne wax dëgg ak yàlla tax na ba Sénégal élection yi ñu fi mës a am dina am ay tuuti yëngute mais dañuy mujj d'accord ne que ci lii moo am waaye nag société civile defe naa ñu war a tatagal la ñu ñoo xam ne dañ leen war a vraiment jàppale bon bugg a wax ne que état bi da leen infiltrer mais kooku il faut nga génnee ay preuve woon ko nit ñi parce que lépp lu mënta am daal da nga koy sa wax ji da nga koy teg ci loo xam ne lu set loo xam ne nit ñi dinañ ko gis mais soo waxee nii de manière fallacieuse ne que société civile bi yëpp daanaka ñu ngi ci ordalu nguur gi te génnewu ay preuve yoo xam ne yu koy wane ça veut dire ne que yow li ngay wax nii dafa matut parce que wax dañ koy matal ci ay jëf ji nag mooy lenn mooy joxe ay éléments probants yoo xam ne dinañ mën a gëm Ousmane Sonko ne li muy wax nii dëgg la parce que yor na ay preuve yu dëggu mais su ko waxee ba pare te génne gisuguñu dara loo xam ne lu koy firndeel donc mën nañu wax ni que wax ji dafa xaw a jànnaxe. jëwriñ bi Mansour wax na ni waruñu fragiliser suñu ay institutions société civile itam jàpp nañu ni cong yi ni mel Ousmane Sonko li mu koy def ci ñoom dafa bari. am na sañ-sañ joxe xalaatam ci géopolitique bi en tant que ministre de l'intérieur mais en tant que sénégalais aussi en tant que acteur politique aussi am na sañ-sañ joxe xalaatam joxe itam position mooy féete ci côté nguur gi sañ na ko sañ na itam yëkkati comme ni ko majorité sénégalais yi defee ñëpp muy protéger waa société civile gi nga xam ni ay nit yu am responsabilité lañu ay nit yu ñu respecté ci géopolitique bi lañu am na droit joxe xalaatam jël position ci ñoom muy man muy kaneen autorité yeeg ñeneen ñi kilifa diine yi ñëpp jël ku nekk am nga position par rapport ak loolu société civile ci am réew dañu koy fexee dooleel kenn du ko ŋàññi parce que yenn saa yi géew bi tendre benn façon boo xam ni ñoom dong ñoo mën a sol dàll ginnaaw kilifa yi diine yi def médiation bu juboo am tey avancement bii ñu am ci wàllu fichier électoral bi ci seen dialogue yi ñu fi amaloon dañ ci amoon part bu mag bu ñu ci taxawee woon ñoom waa société civile donc yëkkati kàddu delloo leen seen place joxaat leen valeur lu ci am solo la ñu ngi commencé suñu journal ci wàllu droit de l'homme ñeen ñooy taxawee loolu lu dul waa société civile lu jëm ci wàllu élection yi aussi bi ma xamee Sénégal bi léegi ci histoire am amul benn parti au pouvoir bu dem yow dong ci élection te ku nangoo dem ci élection ak parti wala coalition parce que dëppoo ngeen ci fichier électoral ak anam gi ñuy defee élection yi benn ñaareel bi ci des li mu wax ci Thiendella Fall léewa yow di nga ko témoigner parce que sa at ci métier mi permettre na la ko Thiendella Fall ñun ñëpp dañu fàttali ko fekk ko muy organiser élection te fi mu nekk nii jigéen na boo seetee at yi mu ci weesu jigéen na jeexalam ci maanaam ci wàllu retraite jigéen goo xamante ni bi kenn mënatu koo tax def muy def naka sudul noonu bu ñu fàttali ni jullit la bu ñu fàttali ni sénégalais la patriote la citoyen la nit ko ragal yàlla la donc pour nga yëkkati ay kàddu yi ŋañ ñi teg ko ci koom lu ñu war a xoolaat la géopolitique bi kenn amu ci kàddu prophète maanaam li nga wax rek moom mooy am fi nga xool dong foofu moo war a nekk loolu mënul nekk ministre bi nag nangul nañ ko li mu wax ak position parce que noonu la mën a waxee parce que ku mu doonoon itam nga jàpp ni da nga commencé fragile te benn parti teg la ko ci am réew surtout ci wàllu politique mais ñoom ñoo ko war a garantie mais am na nag yeneen sas yu teguwaat moom ci kawam ministre de l'intérieur
ci tëniwu élection yooyu lépp tegu ci wàllu sécurité lépp tegu ci wàllu kaaraange ci moment bii nga xam ni itam dëkk bi bari na loolu insécurité de loolu itam ministre bi war na cee waxaale c'est très important. Ngok Mansour ñu jëwriñ bi Antoine Félix Diome yi lay kàddu mu ngi ko yëkkati tey ci suba ci ab conférence bu ñu doon amal ñeel lancement programme bi ñu dippee ñetti élection programme la bu ñu nar a tëral ci diirub ñetti at gouvernement américain ñoom ñoo ko financé jaarale ko ci USAID ñu nar ko dénk consortium pour le renforcement du processus qui lay di professeur Babacar Gueye di jiitu collectif des organisations de la société civile pour les élections di ñu ci indil ay leeral ñu déglu ko. Programme observation pour ñetti élection yi observé nañu élection territoriale bi le 23 janvier ñu muy dëgmal élection législative yi le 31 juillet dañ ko bëgg a observé tam def sensibilisation def tam médiation chaque fois que mu am ay difficultés bëggoon nañ ci def médiation te bëggoon nañ tamit observé loolu nag daanaka jaaxal ñu daal parce que tàmm nañ ko loolu dafay firndeel na rek ne ñu ngi ci yoon bu baax bi ñun daal fi ñu taxaw la ñu taxaw ba léegi farfarloowuñu. ñu wax ci recours bi nga xamante ni coalition Yewwi Askan Wi dañu ko dugal ginnaaw bi ñu ne seen liste ci département bu Dakar du bokk ci jongante bi mooy élection législative yi li ni mel nag mën naa saafarawu bu ñu sukkandikoo ci expert électoral bi la di Ndiaga Sylla mi xam leen ni mënuñu ñoo aaye ab mandataire mu dem am ay coppite yu mu def ci ab liste ndax disposition amul ci élection législative yi ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom bi li ka waruñu ko jaawale ak kaawu bu kenn ñàkkee bakkanam wala koo xamante ne mënuñu koo fal ñu ond ak nonko bakayo ko ci explication yi. disposition yi nekk ci article L173 bu code électoral bu 2017 bi ñeel retrait wala ñu remplacer candidat dañ ko niilaloon ak article L355 bu loi 2021-35 ñeel code électoral bu yees. Ndiaga Sylla di expert électoral di fàttali ne yooyu les dispositions ñu ngi doon dund ba tey ci titre 5 bi ñu jagleel élection conseils départementaux yi ci article L249-2 ak titre 6 bi ñu jagleel élection conseils municipaux yi ci article L284-2 te muy wax ne lii di remplacer wala candidat bu génnal boppam ci liste yi des koy tere. bu ñu doyloo expert électoral bi doon itam njiitu dialogue citoyen lii problème bi fii mooy ne li loi bi waxul lu leer ci élection législative yi ci wàll wi moo tax ba Ndiaga Sylla ne kenn wareesu la bañal mandataire ci mu indi ay coppite ci ay listam. expert électoral bi di fàttali ne remplacement yi wareesu koo jaawale ak kaaw ñi génn àdduna wala kaaw inéligibilité yi nga xam ne loolu leneen la loo xam ne loi bi am na lu mu ci wax. moom Ndiaga Sylla di dëggal lu ni mel ci ne code électoral bi bañ na ko ba dafa xàjjale période bi ñuy amal dépôt matérielu dossier de candidature yi ak article L177 mu wuuteeg ndorteelu càmbal recevabilité juridique gu dossier de candidature yi ak article L179. conseil constitutionnel kon moom la ñëpp dékk ay nopp ci jamono ji ginnaaw ay recours yu bari yoo xamante ne ñu faree ci ku jëkk longu politique gi yóbbu nañu ko fa ñu ci mel ni Yewwi Askan Wi ak yeneen coalition yu ci mel ni grande coalition gëm sa bopp juridiction boobule kon moom moo war a àtte ci yenn législatif yi nga xamante ne coalition yooyu leen nemmeeku nañu ko conseil constitutionnel yenn saa yi ñuy faral di nemmeeku ni moom dafay déclarer ne amul compétence ci yenn yi bi la yoon ñu war a xam fu wànnet si di mujjee ki gëtam ñu ond ci ak explication yu ndey di met ndaw. conseil constitutionnel askanu Sénégal yëpp di ko xaarati gannaaw ba ko opposition bi saisiré ci ab recours boo xam ne nag dafa soxal rek lu jëm ci wàllu élection yi liste coalition Yewwi Askan Wi ci département bu Dakar ñu rejeté ko gannaaw ba ñu respecté wul benn yoon parité dafa jur coow ndax ni ñu interprété texte yi ñoom ñu jàpp ne ñoom ñoo nekk ci seen dëgg mu bëri tey ay coow kon tey 7 sages yooyu war a wax dëgg-dëgg ana lan moo nekk ci ginnaaw dëgg yooyu nga xam ne tey gis nañu ni disposition bu bees bi nekk ci code électoral bi am na lu mu àtte beneen recours itam bu ñu déposé bi yoon nag dañoo bëgg rek coalition bii di Benno Bokk Yaakaar ñu ne leen seen liste ndax wax nañu ni dañoo déposé ay parrain yu ëpp opposition bi fas yéene amal bras de fer bu ngir dugaat seen àq ak seen yelleef soxal lu jëm ci wàllu parrainage bi nga xam ne nii itam jur na coow Fadel Barro nekk ci bopp coalition Jàmmi Gox yi nekk noonu itam leaderu grande coalition gëm sa bopp Bougane Gueye Dany ñoom it ngir rétablir seen i droit ci conseil constitutionnel la ñu ko yaakaaree ngir mu addu ci conditions yi nga xamante ne ni noonu la ñu gàntalee seen liste ngir bokk ci élection législative yi soxal lu jëm ci wàllu parrainage conseil constitutionnel lu ci ëpp la ñu yóbbu ci ay recours
recours te opposition bi di ko def da leen koy gàntal wala day wax ni loolee mënu ko àtte waaye bi yoon nag war naa bañ a mën a nekk ndax conseil constitutionnel war na mën a àtte surtout soxla lu jëm ci wàllu parrainage bi nga xam ne ni cour de justice de la CEDEAO dafa wax lu leer nañ que ni parrainage bi baaxul